dal leen nag jàmm ci actu du jour lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi juróom-ñetti fukki doomi àddama ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jot a am ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent wër nañu tey am na juróomi doomu aadama yu si ñàkkaat seen bakkan njiital Pastef bi nag daal dina ñibbi dëmb këram mbooloo mu takk lool teeru ko ci noonu ñaari soxnaam yi kontaan lool la ñu defoon gannaaw ba ñu ko firndelee ba loolu weesoo nag Ousmane Sonko woote na ndajeem ak taskatu xabaar yi dal di def ab déclaration. la mu ci xam ne yëpp danañu leen ko xamal Ousmane Sonko def na démb tamit ay révélation maanaam am na la mu xamle ci kii di Mouhamed Ka di agent GIGN bi nga xamante ne ni moom la ñu dagg loxoom ci ñaxtu yi gannaaw ba rek grenade bi explosé si ay yoxoom moom moomee sax daal dina si am kàddu yu mu si yëkkati gulleet daañu leen ko xamal ba Ousmane Sonko noppee nag démb njiiti réew mi Macky Sall moo ko feelu moom it daal di def ab déclaration ba 20h jotee moom nag kàddu yu mu yëkkati wa ila décision yi nga xamante ne ni daal dina koy jël lépp rek danañ leen ko xamal soxna Sile di Adji Sarr mooy bomb bi nga xamante ne ni moo jaxase wa ila yëngal suñu réew mi di Sénégal gannaaw ba mu fi sababee lu ñu fi mësula nemmeeku. Barthélémy Diaz maire bu Mermoz Sacré-Cœur daal dinay xamle lu rëy ci nguuru Macky Sall bi ak ab jëwrin bi nga xamante ne nii rek dafa nekk sous contrôle judiciaire. mbirum Sweet Beauté daal dinay jur xaajaloo ci chef religieux yi wa ila kilifa diine yu nekk fii ci Sénégal gannaaw nag ba ay émissaires xalifa généraux yi wootee janook taskatu xabaar yi ki nga xamante ne ni mooy secrétaire général lu association islamique pour servir le soufisme ñu naan ko AIS ci gàttal daal dinay génn yëkkati ay kàddu ci li nu mel di dànkaafu rek ñoo ñuy jógoon di dox ay tànk jàmm ne rek xalifa généraux yi ñoo leen yebal scène de révolution yuy passé en boucle ci chaîne de télévision yi daal dinay fàttali Ahmed Khalifa Niass ay souvenir yu yàgg moom moomee sax nee na li ni mel rek doon na lu ñu nemmeeku woon nee na daal histoire bi moom mooy répété wu gannaaw ba mu amee li nga xamante ne nii xamle na ko ci moom Ahmed Khalifa Niass nga xamante ne nii rek si bu ñuy yaatal danañu leen ko xamal. Ndeye Ndack Touré mi ngi woon démb kër Ousmane Sonko ngir soutenir ko moom nag maire ba futtu la def jëmale ci autorité étatique yi ba tax ma wax leen ay dëggam ba noppi daal di tontu ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome mu mer lool avocat bile di maître El Hadji Diouf daal dina yëkk musiba manifestant yi ak pro Sonko yi rawatina ñi nga xamante ne ni ñoo koy saaga ci réseaux sociaux yi mel na ni rek dafa fayu ndaxte amul lu ñaaw la nga xamante ne ni desal na leen ko moom moomee di maître El Hadji Diouf lépp rek dinañ leen ko gën faram fàcceel ci ab waxtaan ba mu sekkoon nag taskatu xibaaru France 24 bu ko laaj ne sénégalais yi révolté nañu te am na jàppante yu bëri gannaaw ba ñu teewee Sonko maître Malick Sall la mu ko tontu rek si rek suñu mbër yi nekk si réew mi di Sénégal doon na li nga xamante ne ni jur na ay réaction yu bëri loolee sax la ñu koy tëjee ak rek làmb bi nga xamante ne ni mbër yi daal dina ñuy rek taxaw di dànkaafu ki nga xamante ne moom mooy jëwrin bu ñu dënk wàllum yoon ci yooyu lee kàddu mu yëkkati ca France 24 li moo ciy gën a fës bu ngeen taaxirloo lekk gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal. aywa nuyu nañ leen dalal leen jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu bàyyeekoo ca ministère bu gàccoo wàllum wérgu yaram wi tey junney doomi aadama ak ñaar fukk ak juróom-ñett la ñu testé juróom-ñett fukki doomi aadama ñoom ñoo ci amee coronavirus bi ñaar fukk ak ñaari dañu leen wàllu juróom fukk ak juróom-ñett di ay cas communautaire ñaar téeméeri doomi aadama ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent wax nañu tey fanweer ak juróom-ñett nañu ba ñu nga sauvetage am na juróom ñu ñàkkaat seen bakkan ci mbas mi nga xam ne ba mu ñu ganesee ba jamono ji may waxee ak yéen fanweeri junne doomi aadama ak juróom benn ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo ko fi jot am si ñoom ñooñee fanweeri junne doomi aadama ak benn ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent wax nañ si juróom-ñeenti téeméeri doomi aadama ak fanweer ñàkk si seen bakkan fi mu ne nii ñetti junne doomi aadama ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo amee coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal
ñu leen si traité démb ci altine ji juróom-ñetti fan ci weeru mars atub 2021 bi ñu nekk ñàkk nañu junne doomi àddama ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak benn fi mu ne nii lim gu ñu ñàkkagum yëpp rek ci mbas mi mu ngi toll ci juróom-benn fukki junne ak juróom-benn doomi àddama ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale. Doyen des juges daal dinay teewlu démb Ousmane Sonko ci wàllum viol ak menace de mort bu ko masseuse bi di Adji Sarr di tuumal ba magistrat instructeur bi di lire incrimination yi la ko Ousmane Sonko wax ci kanamam rek ne ko awma kóolite ci justice bi te tamit wóoluwuma la yow si sa jëm bopp ba mu ca noppee nag mu tegal ko si ne yoon day aar ñañutee ci noonu mu ne ko tamit dañu ma complot daal di koy sax limal ay tur ba mu noppee la ko àttekat bi xamal ni dañu ko placé sous contrôle judiciaire ak ñetti condition di tere ko mu génn réew mi sans autorisation exiger ko it muy dem bureau des juges weer wu yàlla sàkk ak tere ko it mu wax publiquement ci mbirum Sweet Beauté bi ci point boobee nag Sonko daal dina ko si tontu xamal ko ne dossier politique la te bu ñu ko tuumalee publiquement wala ñu évoqué yenn éléments yi day obligé moom it dal di tontu. Njiital Pastef bi nag daal dinay ñibbi démb këram mbooloo mu takk lool teeru ko ci noonu ñaari soxnaam yi kontaan lool gannaaw ba ñu nekkee ci kaw ti mbooloo mi ak seen borom kër bu ñibbisi di ree rek ak tàccu ba loolu weesoo nag njiital Pastef bi daal dinay dem ca siège am bi dal di def benn déclaration ci kanamu taskatu xabaar yi dal di mastawu famille yu ñu ci génn àdduna dal di leen di ñaanal ak tamit ñu ci jëlee ay gaañu gaañu mu mastawu leen waaye it ñu ci yàqule seen alal tey naan lii yëpp nag am kenn sababu ko ku dul njiitu réew mi Macky Sall ba tax na muy exiger rek ngir Macky Sall jox ndàmpaayu famille yu ñu ci ñàkk seen bakkan faj tamit ñu ci jëlee ay gaañu gaañu te libéré prisonnier politique yi lu ko mooy nee na dinañu wëyandi ñaxtu yi ci noonu la xam leen nag ni su nekkoon ni moom moo def lu ñu koy tuumal waat na ni du seetaan lii yëpp di am ndax kon moom mooy doon responsable fukki doomu aadama ak juróom yu ci ñàkk seen bakkan ba loolu weesoo nag Ousmane Sonko daal dina jaajëfalit gendarmerie nationale gi GIGN ne rek lu ñu ko téye yëpp mësuñu ko faa def lu toll ni bën bënu puso tey naan ba doomam ji di Mohamed ñëwee seet si ko section de recherche d'accord ni mu waajal concours bi ndaxte GIGN lay doon. Ousmane Sonko daal dinay def démb ay révélation ci Mohamed Ka di agent GIGN bu ñàkk benn loxoom ci ñaxtu yi njiital Pastef bi nag nee na ku ñu dënk réew ñi nga xamante ne ni ñooy say takk der kaaraangi réew mi tax leen a jóg war nga leen a mettre ci benn situation bi ndaxte takk der yi ñoo gën a am lu leen métti ndax koo ci wéetal xam ne xolam neexul dem sax ba ñoom ñoo ñee ci seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey wi Sonko nee na it gendarme bu ñàkk loxoom professionnel bu mag a mag la di patriote waaye itam di fierté Sénégal ndax ñeemental bu mu amoon si ñamu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko daal di hésité ba tey loxoom daal di si dagg ba tax na rek Sonko ne kon nag bu ñu seetaan politiciens yi di yàq suñu digganteeg suñu institution. si waxtu bu Sénégal di jooy nag ñu ñàkk seen bakkan si ñaxtu yi ci mbirum Ousmane Sonko gendarmerie nationale mi ngi regretté gaañu jeune lieutenant bii di Mohamed Tonika mu ñu dagg loxoom bi officier GIGN boobee nag grenade offensive moo ko gaañ ndaxte fukki seconde la amoon ngir sànni ko laata muy explosé moom nag Mohamed Tonika daal dina yëkkati ay kaddu yu njëkk maanaam gulleet muy addu moom moomee nag nee na daa def le con waaye nag lu war a am la ak gëm-gëm bu mu ci àndal tax mu ne sax destin wam la te rek mi ngi sant yàlla di sàkku rek ñu dolli ko ay ñaan. ba Ousmane Sonko noppee nag démb jiitu réew mi Macky Sall daal dinay def déclaration ba 20h jotee moom nag njiitu réew mi nee na mi ngi regretté lu am ci réew mi sabab yàqu-yàqu yu bëri ay bakkan yu rot ak kiit ay gaañu maanaam ñu si jëlee ay gaañu bu ñu sukkandikoo si njiitu réew mi nguur gi dina indemniser famille yu victime manifestation yi maanaam dina leen jox ndàmpaay jëlit en charge soins blessés yi maanaam ñu si jëlee ay gaañu ba loolu weesoo Macky Sall daal dinay décalé waxtu couvre-feu bi daal di koy def si diggante minuit jàpp 5h du matin lu ñeel nag mbirum Ousmane Sonko njiiti réew mi lu mu si xamle moo di nañu bàyyi yoon def liggéeyam ni mu waree en toute indépendance.
soxna si di Adji Sarr mooy bomb bu jaxase way la yëngal suñu réew mi di Sénégal gannaaw ba mu sababee manifestation yu métti yu ñu fi nemmeeku daanaka ci réew mi yëpp ci ndoxtel li mbirum supposé meurtre la woon masseuse bi di tuumal njiital Pastef bi wàllum viol ak menace de mort mbir mi nag gaaw lool ba noppi mel ni pouvoir wu Macky Sall dañoo muumu tuuma yooyee ngir taxawu ab xale bu jigéen ba nga xamante ne ni nekkul mbokku kenn ci ñoom depuis boobaak léegi nag la Sénégal di jànkuwanteeg ab crise politique enquête préliminaire yi élevé immunité parlementaire yu njiital Pastef bi convocation juge bi ak li ni mel rax si dolli ay violence yu tar am ci réew mi lu ëpp fukki doomi aadama ñàkk si seen bakkan ndax xale bu jigéen boobee nga xamante ne ni kenn xamul fu ko jant bi tiima ngir mbirum viol ak menace de mort Adji Sarr daal dinay duggal Sénégal ci tuuxi duuna ak fitna wu tar loola peuple souverain bi daal dinay wone ni moom pouvoir bi si mbirum Sonko bile boo nekkee njiitu réew nag si suñu réew mi ñàkkoo dara ndax am nga gendarmerie police armée koppar pouvoir bi grandeur force passeport diplomatique yi roplanu commandement bi palais de la république privilège yi justice tribunaux yi daanaka daal lépp ba mu des nag souveraineté peuple bi mbirum Sonko bi nag daal dinay wone ni askanu Sénégal kenn du leen noot gannaaw ba ñu jaayante ngir dakkal machine judiciaire buy gàllankoor ñu si kujje gi képp ci noonu ak pouvoir njiitu réew mi yëpp lu xew ni wane na ni pouvoir bi dëgg mi ngi rek ci ay yoxo peuple sénégalais bi ba tey rek ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz ma junju leen ko ci ndorteel li Barthélémy Diaz di maire Mermoz Sacré-Cœur daal dinay xam ne lu rëy ci nguuru Macky Sall gilee ñu dalal ko ci ab télé Barthélémy Diaz daal dinay xam le ni laata ñuy fal ab ministre ci réew bu am cër dañoo war a rek def enquête de moralité ci noonu la ne sax ci nguuru ba Macky Sall wile wa ila ci gouvernement gu Macky Sall bi am na benn ministre bu ñu placé sous contrôle judiciaire mu xamle ko moom Barthélémy Diaz mbirum Sweet Beauté daal dinay jur xaajaloo ci chef religieux yi wa ila si kilifa diine yu nekk fii si Sénégal gannaaw nag ba émissaire xalifa généraux yi woote janoog taskatu xabaar yi secrétaire général association islamique pour servir le soufisme ñu naan ko ay yees ci gàttal daal dinay génn yëkkati ay kàddu Serigne Mame Cheikh Mbacké Awa Ba nag daal dinay dal ñooñee jógoon ngir dox si tànk jàmm gannaaw ba mu xamle ni benn xalifa général yebalul benn émissaire ci noonu mu ne sax duñu mës a nangu ñuy laaxaale suñu xalifa généraux yi ci yenn mbir yi te am nañu ay firndeel yu leer ni médiateur yu njiitu réew mi Macky Sall dalal benn xalifa yebalu leen ba tax mu ne nag ñoom ñooñee dañoo waroon rek jël seeni initiative bopp ngir amal seen médiation maanaam ngir dox ci seeni ay tànk jàmm bu ñu sukkandikoo ba tey ci Serigne Mame Cheikh Mbacké Awa Ba ancien député bii di Moustapha Diakhaté moo boole ñooñee jógoon di si dox tànk jàmm te benn xalif général yebalu leen ak Marième Faye Sall mu leen yóbbu ci njiitu réew mi Macky Sall. Scène de révolution yuy passé en boucle ci chaîne de télévision yi daal dinay fàttali Ahmed Khalifa Niass ay souvenir yu yàgg mu sukkandiku ci lu weesu Ahmed daal dinay xamle ni histoire bi mooy répété wu ci noonu sax la xamle ni lu français yi doon def bu njëkk nekkul woon ndax lu ñu sabab ba mu ca noppee la ne ba Sonko nekkee école primaire taaloon nañu drapeau France te loolu tax tey ñu taal ay produits français li ni mel tax docteur Ahmed Khalifa Niass ne sax bu ñu may France mu coloniser waat ñu tey interpellé ndaw yi di leen di naan bu leen nangu France coloniser leen waaye itam coloniser seeni ay doom ndax lu ñu defoon suñu maam ya def na 300 ans te ba tey mënuñoo génn ci domination bi ci noonu mu ne nag bu ñu leen jox opportunité taal suñu réew mi war a tuñu rek teggaat loxo tamit suñu réew mi la di Sénégal Ahmed daal dinay rafetlu tamit libération Ousmane Sonko bi ne mbégte la tey wax rek waxu jeu politique. leneen caat bu mouvement Y'en a marre daal dinañu koy libéré démb ci altine ji activiste bi nag ay élément yu ñu identifié wul ñoo ko tegoon loxo ci ba mu doon manifester avocat wam di maître Moussa Sarr violence gratuite la dénoncé woon ak soxorte ba nga xamante ne ni mi ngi bàyyeekoo nee na ci ay élément yu ñu identifié wul jëmale ci ab paisible citoyen boo xamante ne ni deful woon lu dul exercer droit constitutionnel am di ñaxtu gannaaw ba ñu ko libéré moom Guy Marius Sagna activiste bi daal dinay gisee
gisee avocat wam maître Moussa Sarr daal di koy xamal ni day entamer grève de la faim door ko altine buy ñëw ngir exiger libération détenus politiques yi yëpp yu ñu tee ci mbirum politico judiciaire bu concerné njiital Pastef bile di Ousmane Sonko. Bu weesoo loolu jot nañu xibaar tamit ne administrateur général Pastef Birame Souleye Diop ak kii di Abass Fall coordonnateur Pastef Dakar mu ñu tee ba tey dinañu entamer ñoom it grève de la faim si même bés bi ngir exiger tamit ñoom it libération détenus politiques yi. Jàmm daal dinay am daanaka ci Sénégal gannaaw lu ëpp juróomi fan fitna gannaaw ba ñu tegee woon loxo njiital Pastef bile di Ousmane Sonko bu weesoo caat bu mouvement Y'en a marre manifestant yu ñu téewoon yëpp ca gendarmerie Thiong daal di nañu leen di bàyyi ñu ñibbi ci seen dëkkuwaay di ab jéego buy firndeel ni climat social bu tar lool ak ay manifestation ci réew mi yëpp far lu ëpp fukki bakkan mi ngi am dal. Capitaine Seydina Oumar Touré di élément en service ci section de recherche bu Colobane daal dinay annoncé publiquement ci ab vidéo bu mu biral ci réseaux sociaux yi ne tekki na ndombal tànkam gendarmerie ngir kaaraangeem ak kaaraange njabootam gannaaw ba mu yoree woon enquête bi ci mbir muy wutale Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr donte xamle na ni démissionné na waaye nag hiérarchie wam jotagul ba tey bataaxalu ba tekki ndombal tànkam maanaam capitaine bu démissionné xaatimul bataaxalu tekki ndombal tànkam ba tax na ñu ngi ko jàppee ba tey élément gendarmerie ak tamit bu section de recherche bu Colobane moom moomee nag li ni mel dina tax ñu soumettre ko procédure disciplinaire bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Observateur. Démb ci altine ji tàngoon na jip ca Parcelles Assainies gannaaw baskan ba fa yeewoo yëpp génnee ci mbedd mi ngir ñaxtu seen nakar gannaaw ba ñu fa faatee benn manifestant ak balu fetal ba ñu ko tiiree si noonu commissariat police ba sax dañu ko baare woon ngir manifestant yi bañ koo taal gannaaw ba ñu doon gën di bëree di wàcc ci mbedd mi anam bu ñu faatee nag ndaw boobee nag ca parcelle métti na lool te daw yaram ci fàttali Baye Cheikh Diop di ndaw bu am fukki at ak juróom-ñaar te ñu tiire ko moom it bal mu ñàkk bakkanam ca yëmbal ci anam bu métti lool te ñaaw fekkoon sax mu woor bay waaju dog tey si altine ji lañu ko jëbbal boromam mbooloo mu takk lool sax ñoo ko gunge woon ci këram gu mujj yal na yeggalee ndawam ca aljana. Ndeye Ndack Touré mi ngi woon kër Ousmane Sonko ni ki démb si altine ji moom nag mer ba futu la def jëmale ci autorité étatique yi ba tax mu wax leen ay dëggam ba noppi dal di tontu ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome moom nag nee na Sénégal xam ne jàmm la ñu woote te seen tànk mooy jàppale Ousmane Sonko ba mu ca noppee la ne bu dee dañu ne justice la ñu wax justice bi dafa war a gën a tëddee njaaxaanaay ngir may ko maanaam may it Ousmane Sonko mu mën a setal deram te suñu doom yi sonn nañu ñoo ngi reyante di dee jaaxle ba tax na dañu fee nekk au nom de la liberté nekkuñ ay terroriste ay sénégalais engagé lañu mu xamle ko ci micro Dakar Buzz moom Ndeye Ndack ba mu ca noppee nag présentatrice 2STV bi desalul dara takk der yuy tiire ndaw yi rawatina Macky Sall ak célébrité yuy soofantal situation ngu réew mi si noonu Ndeye Ndack ne menacé nañu ko waaye nag faalewu leen te bu leen neexee sax nañu ko tuumal. Ñoxarañ Lo bokk na si ñuy soofantal situation réew mi jamono ji ci ab audio buy circulé ci internet bi snapper njiitu réew mi daal dina si xamle ni gisul lu waral tax rek muy wax ci lu xew ci réew mi jamono ji ndaxte intéressé wu ko si noonu mu ne sax la ko intéressé maanaam la ko soxal mi ngi siy wax muy dibbi ya muy lekk ak rek ña koy fay ay millions ngir mu couvrir seeni événement ndax rek loolu ko ñor réaction wam boobee nag askan wi yëpp koy nakkarlu. Leneen mu mer lool avocat bi di Maître El Hadji Diouf daal dina yëkk musiba manifestant yi ak pro Sonko yi rawatina ña koy saaga ci réseaux sociaux yi këram sax manifestant yi jot nañu ko taal ca chaîne ba ñu ko dalaloon nag la Maître El Hadji yëkkatee ay kàddu ne ñu nekk ci internet bi di koy saaga naan El Hadji Diouf nii ak ne ay xaj lañu seen ndey liggéeyu lu leen dara te moom Maître El Hadji Diouf mooy seen baayu baay ñoom ñuy saaga ndaxte bu ñu jàppee seen baay moo leen di génnee ci kaso gi
te ñoom ñuy saaga yëpp duñu dara si noonu sax mu yëkkati ay kàddu saaga yu ñaaw jëmale si ñoom ñooñee duñu si jaaraat si noonu mu ne nag ay intellectuel lu imbécile am na ay intellectuel lu xaj ak rek ay intellectuel lu escroc am na it ak yeneen ak yeneen ba tax na daal ñu tànn choisir benn imbécile dal di topp si gannaawam di mbaw mbawi seen mbir la du samay kàddu Maître El Hadji Diouf moo ko xamle ci ab vidéo ci ab waxtaan bu mu sekkoon ak taskatu xabaaru France 24 bu ko laaj ne sénégalais yi révolté nañu te am na jàppante yu bëri gannaaw ba ñu teewee Sonko Maître Malick Sall da ko tontu rek ne ko ndaw yu génn ay mbër lañu doon nekk ci école yi di entraîné wu subaak ngoon mu def at làmb amul tax ñu génn ngir manifester ba mu co noppee mu dal di yokk ci ay kàddoom ni dañu leen xañ làmb ji moo tax ñu mer dal di génn ngir yàkkate lépp li ni mel nag jur na ay réaction yu bëri ku ci mel ni Khadim Gadiaga daal dina ci yàddu nee na Malick Sall respecté mbër yi te retiré yooyu lee kàddu mu yëkkati noonu lay xuusee ci mbirum làmb gu ma koy tëjee sax mbër yi mere nañu lool ñoom it jëwriñ bu ñu dënk wàllum yoon di Maître Malick Sall bu weesoo lu ñu ko exiger ngir mu jéggalu nee nañu dañuy porter plainte maanaam danañu jubali fa mbaxane doone benn bu ñu sukkandikoo ci Gris Bordeaux muy président wu mbër yu nekk en activité fii ci Sénégal moom nag Gris Bordeaux ci boppam moo xamle ca Zik FM ni ñoo ngi wax ak avocat association bi mu conseillé ko rek ngir ñu porter plainte ba tax na dinañu ko def ndax jëwriñ bi ci ab chaîne internationale yëkkate yooyu lee kàddu rax ci dolli nee nañu depuis ndorteelu mbas mi jotuñu benn ndimbal bu bàyyeekoo ci état te teewul ñoo ngi jàpp seen njàmbur kenn xamalu leen lenn ba tax na daal état jàngat la ci waroon a jëlee ci place rek di tuumal ñii di mbër yi plainte bi nag Gris nee na dinañu ko déposer ci nu mu gën a gaawee.